ñu dem ci beneen poñ mu di CAN bi dañ ko tuxalandi ba jëmmi jamono ndax jàppoo ni mën nañ ko bàyyi fi mu nekkoon rek muy 2021 bi. xam nga jël CAN bi yóbbu ko 2022 day indi beneen maanaam gars yi dañuy gën a sonn xam nga lu tax da ngay def calcul bi 2022 dafa am coupe du monde voilà nga yóbbu coupe d'Afrique bi janvier coupe du monde bi mu ngi am novembre parce que Qatar moom nee na du jouer kii moom da koy jouer ay novembre yooyu bon forcément léegi nañ dem ci ñaari éliminatoire coupe d'Afrique CAN 2022 éliminatoire coupe du monde 2022 li des ci compétition match éliminatoire coupe d'Afrique des na 4 journées soo ko de 4 matchs équipe bi am nga 4 matchs foofu soog a qualifié coupe du monde commencé guñu di nga jouer rek premier kii bi rek di nga jouer 6 matchs 6 matchs fekk si kii bi 4 yi 3 yi du mu 9 la coupe du monde am na beneen phase buy ñëw après yeneen 2 matchs muy ñaata 11 matchs léegi nag xoolal loolu teniruñu compte que ñun suñu joueurs yi ay expatriés lañu ñoom seen club yi tamit du noonu lañ leen di bàyyee 1 an la ñu am ci espace su 1 an 11 matchs en équipe nationale est-ce que yow maanaam yow club bi ñoom parce que club yooyu ñoom ñooy fay est-ce que dinañu bàyyi calendrier bi ñoom am nañ seen championnat seen ay coupe seen nga bëgg ci boole kii ba day xat ci ñoom day metti dégg nga day metti dëggantaan et puis ñu ngi dem delluwaat ci CAN pair yi impair lañ ñëwoon dañuy delluwaat ci pair te pair baaxul pair day am euro day am coupe du monde day am Copa América yooyu yëpp day am kon nag mu ngi noonu maanaam fi ñu jóge woon dañuy delluwaat ce qui veut dire tâtonnement bi am au niveau de la CAF Ahmad ak ñii nekk comité exécutif bu CAF ay tappale lañ fa nekkee lu ñuy nekkee xam nga mooy lan mooy di tâtonner rek lu neex Infantino président FIBA rek la ñuy def moom mooy seen papa. merci doyen léegi ñu dem ci transfertu Kalidou Koulibaly bi. récemment ñu ngi ko doon dégg ci club anglais yi ba gannaaw bi Liverpool doon na ci dugg mu désisté ban jàngat nga gis ci transfertu Kalidou Koulibaly bi. man de lenn rek laa ci wax bi may naan Kalidou na fa jóge Naples yàgg na c'est trop tard sax non mais attends Kalidou Koulibaly dafa affirmé wu dafa xam nga kañ la affirmé wu bi Sénégal di qualifier coupe du monde dans les normes après la coupe du monde dafa waroon dem ci club bu mag Parme seconde zone lay joué du mës a gagné kenn Parme non asubla Naples dafa am gis nga Europe nag dafa am logique dafa am club yoo xam ne ñoom du ñu mës a jël dara boo fa nekkee nag da ngay jéem a nag dem ci club boo xam ne da ngay gagné ay titres bu am beneen niveau beneen standing Italie club yi la Juve la Inter la Milan AC dégg nga AS Roma yooyu certain na noonu mais ñett ñooñu la sax dañ koy paasalante titre yi nga dem Angleterre xam nañu nu mu demee gars yi dañuy kii nii rek waaye titre baa ngi ci diggante City United Liverpool ak Chelsea ñooñu la nañu waxante dëgg xoolal palmarès bi ñoo foofu la championnat am rarement ngay gis kuy rëcc comme Leicester nu mu defoon nga dem Espagne xam nga ñett ñoo fa nekk ñaar la sax Barça bu jël Real mooy jël équipe yu mag la Atlético France PSG la yooyu ngay dem te moment bi muy qualifier coupe du monde moment boobu am na ñu ko soxloon Mourinho soxloon na ko taay mi yore ki Manchester United lu tax demul muy xaar ba léegi man ragal naa boo motul ragal naa. mais est-ce que nekkul tamit club bi ñoo ko bàyyi ñoo ko déedéet amul ay club non amul ay club ay nangam affaire bi business la dama bëgg a dem na nga dem c'est que moom dafa dem ba benn moment bi nga xam ne moment bi muy waxee dem le club bi nand am na affaire yi naxante la de ak club yi de yow ak sa club bi bu xoolee ne que kii de mën naa ci am xaalis day yokk sa affaire noonu la gars yi di doxalee
day naan ah kii de non moment bii kotam bi wàcc na bon acca ma jaay waaye bu kee mën a kotam yéegal xaar ma yéegal xaalis bi balaa loolu yëpp di la ca fekk nga dem sa yoon. Sadio Mané champion d'Angleterre ndax tey jii ñu ngi wax di ay rumeurs yi ngi dox ndaan transfert au Real Madrid wala ci yeneen ak club yow naka nga gisee loolu. man su ma dee Sadio Mané man Cheikh Tidiane Gomis Sadio Mané fi ma gën a gis Sadio Mané mooy le championnat d'Angleterre bu mu fa jógee xaw ma ne ban club lay xaw ma day toog Liverpool xaw ma loolu de laa koy conseillé de Sadio Mané toogal Angleterre yaa xam ne club bi ngay dem. C'est son style de jeu moytu leen de style de jeu yi ah boo ëllëgee de ragal naa dañu ne Cheikh Tidiane waxoon na ko de style de jeu yi man ni may gisee muy football ni ma gisee yeneen championnat yi man Angleterre laa gis rek saa yi sa Angleterre saa yi fa nekk dina toj rek dinay toj de waaye nag am na ñu bari ñoo xam ne changer dëkk moo yàq seen carrière ragal naa loolu. situation Mbaye Diagne jamono jii ni mu tëddee. ah waaw mais non c'est que Mbaye Diagne c'est que ñun journalistes ñun ñoo rey Mbaye Diagne parce que xam nga lu tax ñoo ko yëkkati boo xam ne te yeggu fa di dugal ay penalty rek nga naan le meilleur buteur nangam turki nangam di kii noonu waaye nag moom mu gis boppam moom tam muy dem non bin Mbaye Diagne bu defoon bin niveau bi ñu ko jox àggu fa. nañu waxante dëgg ni da ngay wax dëgg àggul ci niveau boobu ñu ko joxoon ñun journalistes yi li ma koy conseil du dellu na Galatasaray na fa dem na fàtte lépp li nekk ci ginnaawam mu préparer saison ak Galatasaray imposé wu ak Galatasaray bu ko deful année bii di ñëw saison wax bii moom jeex na saison bii di ñëw gis nga bu imposé wul jeex na day fay. Mbaye Ndiaye kan. Mbaye Diagne non c'est que nag dama lay wax leen de attaquants yi bare nañu léegi de au niveau de l'équipe nationale bare nañu de foofu tamit doo dégg affaire bi lenn la day imposé wu ci club am ba pare parce que il faut mu delluwaat. imposé waat ci club am d'abord bu paree ci loolu léegi nag bu ñëwee équipe nationale mu affirmé wu waaye yow di lay dugal ci équipe nationale te doo dugal dara attaquant bu dul dugal wala yéen da ngeen gis but bu mu dugal kii ban but la penalty rek moo daax ba moom penalty rek loolu la journaliste dañu gis meilleur buteur boo xoolee penalty yee ëpp ñu bëgg a teg Mbaye Diagne foo xam ne kii non il faut arrêter ñun ñii tamit ñun kenn rawuñu ñun tamit ñun dañoo gaaw a tagg lool dañuy tagg jël jour teg ko foo xam ne àggu fa non da ngay imposer wu c'est ça le danger ñun la presse sportive. xam naa fu ñuy daaneele moo di ñaari international yi nga xam ne kii Camerounais la kii Sénégal mu di El Hadj Diouf ak Eto'o def vraiment lu am solo ci football ñu gis leen jamono ji nekk ci ay clashante yow en tant que journaliste sportif ban commentaire nga ciy def. loolu yàgg na loolu depuis 2002 la clash Eto'o El Hadj Diouf clash ku nekk day clash sa morom waaw waaye nag dafa am leen loo xam ne moo am xam nga bu dee football proprement dit football laa la wax dama ne la xam nga il faut que nag ñoom ñaar il faut nga xam noo leen di méngale lenn moo am El Hadj Diouf man El Hadj Diouf moo dàq football Eto'o football xaw ma ndax yaa ngi may bëgg a comprendre bu ma jëlee ay kii non football waaye bu dee titre kële moo ko ëppale titre non waaw mais parce que chance bi kële am nekk ci équipe yi di gagné ay titre mooy li may wax ci Koulibaly xoolee Eto'o club yi mu nekk yëpp ay club bu titre la Cameroun dafa yàgg jël titre après mu dem fan avant mu dem Barça fan la nekkoon Real abal ko Mallorca bi mu ko abalee Mallorca dégg nga yàggu fa Barça jël ko après Barça fu mu dem du Inter après Inter du Chelsea xoolal rek
ay équipe bu titre rek loolu moo tax El Hadj Diouf benn équipe bu titre rek la ko mooy Liverpool temps yi njëkk ya te boobu Liverpool mu ngi doon chuté mais El Hadj Diouf temps yooyu boo ko yóbboon Barça wala nga yóbbu ko Real wala nga yóbbu ko Manchester United nga xam temps wu El Hadj Diouf dëggantaan loolu rek question de chance la rek waaye nag ñoom ñaar yàgg nañ ci loolu mais loolu est-ce que jar na ko jaru ko mais dinaa la yëgal benn affaire boo xam ne moo am gis nga clashante bi am na yeneen yuy ñëw da nga ko déggaat yeneen ay joueurs yuy clashante. cheetetetet mais yow sawaay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëggee am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharger ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.